noonu la ñuy def rek saa su nekk amee fidèle téléspectateur ma am mbégte saa su nekk di jàkkaarloog yéen ci émission bi nga xamante ne moom moo di sama artiste yéen ñi nga xamante ne da ngeen a am seen artiste di ko bëggee bëgg a xam ci li mu nekk fu mu toll bu ngeen ko gëjee gis rawatina tey jamonoy mbas mi ñu nekk nga xamante ni porte yëpp dañoo tëj soirée amatul kenn jouéatul mais artistes yaa ngi si studio yi di joué lu doy waar di programme ay album ñii ay single donc nag tey noonu laay def dalal grand boo xamante ni kenn dootu ko présenté mu nekk koo xamante ni tey mën naa ni mélodiquement il est bien harmoniquement il est bien mu nekk koo xamante ni lépp lu mu wëy parole la day wëy nga koy déglu di xam li nga xamante ne loolu lay wax ba tax na son bi nga xamante ni moom la def bi nga xam ne moom la ko ñëpp xamee mu nekk son boo xamante ni fi mu nekk nii boobu ba léegi mu ngi wëy waaye son boobu dafa taxaw ci kanam lànk ne du dellu ginnaaw ndax kat ay way moom nee naa ko bu jaaree yoon rek ndeysaan ñu koy déglu seen xol day neex ndax day am lu muy def ci ñoom mooy kan Fallou Galas bu ñëwee Fallou Galas borom Grand Dakar Médina Fass Gueule Tapée ñëpp ko xam mu nekk grand boo xamante ni tey xam naa ni di ngeen gis lu doy waar ba pare côté traditionnel mu nekk historien ndax boo duggee ak moom ci histoire u Sénégal boo duggee ak moom Kajoor ak Bawal boo duggee ak moom ci yeneen xeetu histoire yi nga xamante ne am na ci réew mi ci fukki penc ak ñaari dina la ci wax lu leer mu nekk loo xam ne plus la ci artiste Fallou siyaar naa la. DJ maa ngi lay siyaar Cheikh di nuyu waa àdduna bi yëpp di nuyu mbokk internet yëpp. di wax rek balaa may commencé nga may ma rek ma nuyu waa Xombal suñu dëkk. ndeysaan. tey ci waa ñaari tali Grand Dakar benn tali waagu ñaari asalem 1 ba 6 comme ni ñu koy waxee. di jaale rek aussi suñu imam ratib bi génn àdduna muy imam bii bi. ak suñu papa El Hadj Ndiaga Fall. mu nekk ay nit yoo xam ne ay homme de valeur la ñu woon mu nekk perte bu mag ci secteur boobu ku xam ñaar ñooñu xam ne dañ doon peser lourd. ci quartier bi kon bu ñu leen ñàkkee ñu am émission mais bii muy première sortie bu ñu génn bi mu amee ak léegi kon dañ ciy profiter rek nuyu leen. jaale leen ñaanal leen suñu borom yërëm leen fu ñu jëm dàqal leen fi ñu jógee bi jaay Seydina barki Maam Cheikh Fall. barki Maam Cheikh Fall bi jaay Seydina Muhammad Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. waayu mag ya. gën gi mindeef kenn du moom. Amina yaayam Abdul Muttalib. di nuyu waa Ballago TV wax Ballago TV tur wéy na borom. jeex na. kii ko moom muy suñu papa. ndeysaan. ñëpp moom la ñu fa. waaw ñëpp moom la ñu fa damay wax rek toujours ne ku nekk bëgg nga mel comme moom. ci aar bi ngay def. muy suñu papa Thione. te artiste boo xam ne ci réew te doo lim benn wala ñaar te tuddoo turam. loolu du lu ndaw. du lu ndaw surtout. nit yu mel noonu. mooy wax ne dañ leen war di màggal di leen darajaal. ndax yàlla jox na leen daraja ba pare. macha allah ndax yàlla jox na leen daraja ba pare. Thione Seck du ma wax ne artiste la de mais historien la parce que c'est un parolier. un messager un monument boo xam ne ni ñun dañuy bëgg ay nit yu mel ni comme moom mais day jafe kon bu la yàlla mayee ko mel ni kooku da nga koy téye. surtout waaw di ko ñaanal gudd fan ak wér di yaram. amiin di wax yàlla na affaire bi yokku. Ballago TV nga koy dégg fépp ci àdduna bi. te yàlla mën na ko liggéey rek moom solo. liggéey am solo lépp yomb na Ballago TV mu ngi seen kaw. nee naa ko li may wax saa su nekk rek nee naa ko courant du ma romb pile te 10 du rey as. dëgg la tax na tey moo waral dama bëgg rek galas borom saaro borom mbay baaru galas bu ñu sotti suukar kooko sexal du ko yàbbi ndax daa saf damaa bëgg nga yëkkatil ma loolu. gars yi dégg ko Sarumbe bambula. ndeysaan. wuyu sarumbe bambula. Dari fadi sato mandia. Be bambula so di balla. Uyo wisaro. non am na foo ci gën a neex. fi ma bëgg. billaay soo xoolee. ndeysaan. lii ma dal waaw. waaw. ma jël su méttee lool daf may sonal. soo xoolee. ndeysaan. lii ma dal waaw. ma jël xale yi daf ma jaaxaloon. ni dañu lay reetaan bëggu la.
déedéet bañ li nii weex deret a ko laal ndeysaan bu dul woon ak pexeem noonu ànd yëpp ay neex ñaar bu ñu àndatee bu ñu déglu waxi noon waxal ak sa waay nga ree mu ree bu jël ne mooy sa noon ànd waxtaan tàggoo jëwante nii rek lay xewee nee naa ko émission yu rëy yi ci Fukki Penc ak Ñaar yi waa réew mi di xaar war koo coow ndax télé yëpp dañoo war a tëj ak magnétophone yi dañuy fay fii lay amee ci Balago TV. Maodo ko télé bi nga xamante ne moo lëmbe mboolem télé bu nekk ci Fukki Penc ak Ñaar yi ci à travers le monde entier maa la wax loolu dugal ci poosam dégg ngeen li nga xam ne moom la Fallou Gallas wax Fallou Gallas ci son boobu lay démarrer ak yow woy nga fi lu ne te defe naa ni nit ñi dañoo basé wu ci son boobu ba mënuñoo dem déglu ji sa yeneen son yi wala affaire bi ba tey moom moo leen di jàpp mais son bi way wu génn rek son bi da koy teg maanaam way wi dalaa topp lëjal la fatt la mayu la dara parce que li nga fa wax moo fort nan la inspiration son boobu ñëwee ci yow. damay wax rek ne artiste dafa war di dem di voyager di dugg ci sous-région bi. di gën day tax nga gën a cultiver. morceau boobu dem nañu Kaolack. ñu taral ñu. ñu am luñ fa jël. tey ko continuer dem Casamance. ànd ak suñu maman Kiné Lam muy tournée boo xam ne tour d'Afrique lañ doon def. macha allah ak tour du Sénégal. c'était en 2012. bi ñu fa demee am na benn waykat bi ñuy wax Diallo d'enfant nit ñi xamuñu ko sax. muy way Saaro Mbe Bambula. wayoo Saaro Mbe Bambula soose la. daari Fati Seto Mandia Mbe Bambula Soti Balla. ma ñëw di wayandoo ak moom mu ne ma est-ce que mënoo jël lii bro nga def ko ci sa benn affaire tombeek kër Aïda Diop Demba Coro ñu defal ñu teraanga ma composé ñaari affaires yi mu naes mooy wax rek ne artiste boo génn dana la may opportunité yu baree bari pour nga gën a xam lan moo xew ci àdduna bi morceau boobu fi mu jógee dafa bari dox bu yaatu la ay mbir yu am la loo xam ne dañ ko dund mu nekk réalité ñu jël nag conseil ak message ak mbëggeel te nit ñi dañuy jaawale mbëggeel mun na nekk ci ndey ak doom xarit ak xarit ak ki nga xam ne da nga ko bëgg muy moo xam sa gel la wala sa jabar la mbëggeel bu ñu nee mbëggeel rek Sénégal gars yi dañu koy jël yóbbu ko foofu taf ko foofu te mbëggeel dafa yaatu mag ak rak waaw dafa yaatu nit ak kum bëgg waaw papa ak doom mag ak rak yaay ak xam nga yëpp mbëggeel dafa yaatu léegi nag son bi dafa am mbëggeel am conseil parce que ba déggee Saaro Mbe Bambula wayoo Saaro Mbe Bambula daari Fati Soto Mandia Mbe Bambula Soti Balla loolu mu ngi wax ni boo juree sa doom yàlla may la ko nga jur ko muy sa doom da nga ko war a bootee mbootu bu dëgër ndax day tax bu màggee mu xam boppam loolu lay wax foofu su amee doom da nga koy bootee mbootu bu dëgër day tax bu màggee mu xam boppam kon xam nga benn mu ngi noonu si way bi mbootu dafa am solo ci doom waaw beneen bi mi ngi nekk sama ngan ndangaan mooy troisième partie morceau bi waaw muy teraanga buñ la defal Aïda Diop Demba Coro defal beneen bi mu ngi wax naan nit a ngi lay reetaan bëggu la bañ li muy weex traité ko lal kon ñetti message mu ngi daje ci biir morceau boobu léegi nag loolu moo tax morceau bi valeur yi bari ba tax na soo génnee sax way dinañ ko déglu dinañ ko savourer karab mais dañ naan la ay Saara Bara Mbaye moom day yel di nga mën a ti way lu ko dàq wala dara c'est que dafay nekk loo xam ne nii mën nga way sax lu ko dàq yaa ngi way sax lu ko gën a neex mais lu ko gën a doon actualité gën ko nekk réalité moo dul am parce que loo wax rek wax morceau boobu tënk na lu bari loo wax rek am na morceau bi da siy laal ndax message la boo xam ne nii du jeex ci àdduna du jeex ànd waxtaan tàggoo jëwante ànd xarabante tàggoo jëwante loolu fi am ànd di naxante tàggoo jëwante di la ree bëggu la affaire noonu bañeel xeebaate yooyu yëpp morceau bi daf koy tënk kon tax nag doy na waar topp na ma daal morceau bi topp na ma lool xam nga nu ma daree nii dar na la ñu dar man dara
dégg ngeen li nga xam ne moom la Fallou Gallas wax son boobu nekk son boo xamante ne defe naa ni mën naa ni bu ko xaajoon ñetti pàcc rek benn bu nekk mën naa nekk son boobu nekk morceau voilà morceau mu boole ko def ko muy benn dégg ngeen ci premier couplet bi li mu wax li mu tekki maanaam jigéen dafa war di boot doomam mboot mu dëgër suñu ne mboot mu dëgër nag maanaam prends soin ci sa doom bu juddoo fi nga ko war a juree yar ko da nga war a def ci moom éducation bu baax te loolu yëpp ci mbootu ma la tàmbalee ndax mbaa léegi gis nga ni xale yi di mbootee doom yi kànguru la ñuy bootee bon duñu nàmpal di jël ay yeneen mooy kànguru rap la bu ne ci àll bi vraiment yàlla bindee ko mu nekk mala xeebuñu ko nag te duñ ko xarab noonu la ko suñu borom bindee noonu lay bootee mais nit la kànguru la doom nuñ ko war a bootee dañu am ginnaaw mbootu da ngay dem ñaw ko ki koy ñaw sax warul wax ba keroog muy pare ñu dagg perkaal wala ñu dagg malikaan ñaw ci mbootu defal ko ñeenti takkukaay nga takk ci suuf takk ci kaw ñu wut sëru rabal roggantee ko sa doom ñi nga gis ñu jiite adduna bi yépp fii Sénégal jiite ko yor ko mu nekk kilifa yi ñépp dañ leen a boot bu dëgër boot roggante waaw ci xam-xam ci xel ci wax ju sell ci wax ju rafet ak doxal yépp dafa nekk ay éducation yoo xam ne ñun damay wax ne suñu papa yi ak suñu yaay yi ñoo ñu gën fuuf ñoo ñu gën seen génération ak suñu génération ñun façon bi ñuy doxe yu ñaaw yi ngay gis léegi yépp daawoo ko gis déedéet mosoo ko bu njëkk sax da ngay am sa doom mbedd mi sax su génnee def naka sudul noonu kenn moo koy woo dóor ko ne ko demal ñibbi yar ko te bu demee ñibbi soo ko su la sa yaay laajee na la loo def ba ñu dóor la soo ko expliqué da lay dóoraat dolli la ci. da ngay noppi kay balaa ngaa yegsi ñemewuloo doomu jàmbur romb la sax nga laal ko. déedéet xalaatoo ko sa doom sax ñemetoo ko dóor. waaw. sa doom bi nga jur sax ñemetoo ko dóor. est-ce que loolu nekkul lu doy waar jamono jii loolu tey problème yi ñuy am circonstances yi ci éducation bi ak xale yi. Sénégal Europe lañ def. Sénégal Europe nag boo ko déggee mooy booy rey tubaab. doo nuroog tubaab doo nuroog sénégalais. léegi ñaari jikko ngay yor. muy ban ak ban. mooy da ngay yor jikkoy tubaab. ak jikkoy sénégalais. sénégalais dañ lay xeeb parce que da ngay tubaabe. tubaab yi dañ lay xeeb parce que bokkoo ci ñoom. duñ la nawloo. moo tax da ngay yor jikkoy tubaab. di def yëfi tubaab te doo mës a doon tubaab kon génn nga moom sénégalais te doo doon tubaab ñun dañu war a bàyyi dañu am suñu ay valeur suñu culture. suñu aada suñu cosaan doon ko dund kaay añ kaay reer foo dugg lekk foo dugg sangu foo dugg naan foo dugg tëdd léegi fexe nañ ba créer ñu ay business yoo xam ne kenn dootul ñëwee sax dugg ci kër jàmbur kon valeur yooyu jeex na teraanga Sénégal bi ñu doon wax jeex na bu yàgg depuis ay 99 2000 la jeex Sénégal boo xoolee amatul lu ñuy woowee teraanga Sénégal et loolu war nañ ci xalaataat bu baax a baax loolu war nañ ci xalaataat ñu ñëw ci deuxième partie yu son ba sa nga ne la ga Kaolack nga wax ci loo xamante ni lu doy waar la nan la ñëwee ci yow ba nga inspiré wu teg ko waaw dafa am benn moment boo xam ne mu ngi dëkk Kaolack ñu koy wax Aïda Diop Demba Thioro képp kuy artiste Sénégal rek xam naa ne Papa Thione sax xam na ko wala Youssou Ndour wala ku mën a doon boo fa demee mu defal la teraanga man nag inspiration yooyu damay wax rek milieu bu ma dem rek lu ma fa dund rek pour man war naa ko mun a way bu ma woyul lépp dinaa si xalaat way si naturellement lay ñëw si yow nga way ko noonu la demee lu am la histoire réelle la ñun nañ ko way ba tax na nga wax ci ay baat yu am solo maanaam baat juróomi booli la ma taajal ci ñam booli bu ca nekk du ma wax la mu def ma ne tey ma limal la bu ci nekk la mu def booli ceebu jën ñu rof ba baaraam boori yàpp ginaar wu ñu gàll ay nen tegal ma ndoxum galaas may jàlle ñam wa tegal ma booli bant may secretu ay dalal dara ne ma fàllu toogal sànni ñere nga naay ne ma fàllu soonu tegal ma téléviseur bu ñu teg ci taabal juróom-ñaari bouton bu ma neex ma piis ko kon ndar ba Ndakaar lu fa xew ma yëg ko Gambie ak Ndangaan faa xew ma yëg ko loolu laa faa xew indi nañu langage u faana waa Kaolack ñu dekk ci ginnaaw Saalum dañuy wax faa xew ma yëg ko faay bëgg a dem dëkk ba faa loolu la ñuy bokk laal nga ci lébu gi tamit laal nga ci ak lébu tamit da siy bokk mooy faana mu nekk loo xam ne lu rafet la lu original la parce que li ngay wax nii moom la ñu xam Sénégal moom la ñuy teralee nit parce que loolu la ñu xam loolu la ñu dund ñu gis ne loolu manqué na trop léegi jamono ji boo waxee Cheikh Faye ne ko yow tubaab nga day mer
waaw te boo solee lu rafet dañ naan la dafa tubaabe. dafa tubaabe. attends loolu kase la problème boobu lañ am. dëgg de. suñu valeur yi ñu amee. dañ ko war a respecter. école yi ñuy jàng sax xale yi dañ leen waroon di jàngal lan moo xewoon démb. histoire Sénégal. waaw lan moo xewoon démb lan mooy histoire lan mooy àdduna nan la buur yi doon doxee nan lañ doon séddalee cër yi doomu aadama yi moom kenn ku nekk li nga moom nan lañ ko doon joxe. historiquement. di ko jàngal xale yi mais xam nga du ñuy jàngal ay Yuri Gagarin Peter Canto l'homme de Néandertal ay Magellan. ay Christophe Colomb l'homme qui a découvert l'Amérique ay yooyu. di ñu jàngal loo xam ne amul dara lu mu mën a jëriñ xale yi. te réew mi. Sénégal am ay héros. am na ay héros. am ay ndax tubaab bi nee na Lat Joor bala ginnaaw lañ ko dóor. te daf ñoo nax jàngal ñu lu ko neex. waaw Massiré Dieye. Lat Sukaabe mi nga xam ne moom moo boole woon Kajoor ak Bawol yilif. tubaab bi mu ni. tubaab bi nee na Lat Joor bala ginnaaw la ko dóor. xam nga tey jii. moom la ñuy jàngale ci école yi. on parle de carrière galas musique mais. comme histoire la. culture loolu yëpp si la bokk. mën nañ gën a yaatal. tubaab bi musul taxaw mu ne dañ ma gañe. déedéet ci àdduna. te gañe nañ ko. waaw xeex bu amul gañe amut. da ngay gañe ñu gañe la. góor gi nga jàpp mun di ko dóor munoo koo jam mu dugg munoo koo dóor pistolet mu dugg munoo koo gor jaasi mu dugg. noo koy dàqee mu daw. maa la wax lii. lu ma bàyyi xel il faut ñuy nëbbu sénégalais yi wax leen ne leen Lat Joor dafa daw dañ ko dóor bala ginnaaw dugg na fii génn fii déedéet histoire duñ ko wax Lat Joor lu mu def ci tubaab bi rey ko ci tubaab nit musu ko rey ci tubaab. maa la wax lii. ci àdduna musul am. Lat Sukaabe homme de parole la woon. dafa nekkoon koo xamante ni. dafa dëgg woon. te ñii dañu jàpp ne Lat Sukaabe da doon xeex di xeex déedéet Lat Sukaabe bi mu xeexee ba toog dootu xeexatul ba ni mu génne àdduna. Lat Sukaabe moo njëkk a yor fital ci nit ku ñuul. loolu am na tubaab bu ñuy wax guy daado moo ko jaay. mu xare ca xoosi bu kii rey fa Lat Koddu ak Biram Koddu. Kajoor naan ko ñun ngay dëkkal ndax Ngoone Jeey ndax may seen baayam. Bawol naan ko ñun ngay dëkkal ndax Ngoone Jeey ndeyam. ku ñuy wax góor gi ñuy wax Sëriñ Mori Dia seetal ko. ne ko boo dëkkee Kajoor doo mën a moom Bawal boo dëkkee Bawal doo mën a moom Kajoor. lu leer kañ dem ma wan la fi Kajoor ak Bawal digaloo. maa la wax lii Sey Mbay. Lat Sukaabe départ di dox ànd ak takk naaru góor fanweeri naaru góoram jaam ñi topp ci ginnaawam mu dox ak moom ba góor gi mu fekk muy kër ma jóg jëmb. mu ne góor gi salaamaaleykum mu ne ko. fii la Kajoor ak Bawal digaloo sëñ Mori Dia xoloon mu ne góor gi salaamaaleykum mu ne ko noo tudd mu ne ko man Demba Jóob laa tudd. lu Lat Sukaabe yor may na ko ci fukk. macha allah ne ko faal sa néeg bi yóbbu ca njëmb lee. waaw muy kër ma jóob jëmb ak ñaaxeen. Lat Sukaabe sañ ci ñaar téeméer néeg Kajoor ñaar téeméer néeg Bawal digg penc wi di ñàkk wi. maa la wax li danaan def mu suul firi mexo yi. géwal yi woy maabu yi xalam naar yi lakk xarmbaan yi tëgg màggetu màkk yi dañ daan ëcc dañ daan jël wëttéen jël sebrus ndey sa def ci graisse def ci wëttéen taal ko moo dëkkoon làmpi màkkay may seen di jor daan def ku mu jël sab jigéen bu ko rakk ja gën a sëy mu jël ko dëkkoo. maa la wax lii. Lat Sukaabe dafa takk Yaasin Koo Njoogu Kuro Koo Njoogu gane si ko mu jël ko dëkkoo. maa la wax lii. Kajoor ak Bawal daje. yirim seen càmmeñ mer ñëw ne ko Yaasin Koo Njoogu Kuro Koo Njoogu da ngay jël Yaasin Koo Njoogu bàyyi maag Kuro Koo Njoogu mu may ko Barja ak Saala Joor. waaw. ne ko yirim yow def naa la buurub ngoy. maa la wax lii. ma sàmba seen càmmeñ mer ñëw mu ne ko fal naa la mbay bayaar biram paate ñëw mu fal ko ceem ca gànjool daaw nu mendee la mu fal ko boobu daju Kajoor ak Bawal. bacc siin mu fal ko laa fal baja gàtteeñ ak jaraafi xawul. Kajoor gépp tëgg. maa la wax lii de. Lat Sukaabe toog ne doy lu may jabar dem ca soñe takk fa Linguère bu liggéey koddu bu liggéey gën a si ko mu jël ko dëkkoo. maa la wax lii. Kajoor ak Bawal dellu daje ne ko Linguère bu liggéey koddu bu liggéey wala ñoo wujjee.
mu ne leen ñoo bokk seen jëkkër bu ñuy xuloo bu ci kenn dugg moom la daan wax. mu dem njobb ca néeg mbisaan tibb ak mbisaan galo gànna takk fa awa sàmba mbaaco sàmba gana si ko waaw mu jël ko dëkkoo ñaari jigéen yi mu jëlee njobb nag benn doom rek la ci am muy maamu ngoone borom bëgg nee na dëgg du mat ngor mat waay borom bëgg waaw façon mu rëy wu ñuul wu rëy wala woon bëggee nee na dëgg du mat ngor mat dëgg du ngor mat noonu la moo tax histoire bi ñu waxtaanoon dinañ gën a yaatal lii lépp non plateau spécial dina am dama bëggoon rek nit ñi xam galas parce que ci côté bi nga xam ne daf ko nëbb moom ci boppam ñu bëri xamuñu xam nga lu waral Kajoor ak Bawal Lat Joor ak tubaab bi wala dara Lat Joor li fi mu dajee dernière bataille bi mu bataille ak tubaab bi Lat Joor dafa jógee tuubi ca Maba Jox rey fa buur Pati Badiane rey buur Waliya rey buur Pawas Koto dàq buuru ñaani mu daw mu delsi nag jël jafe mu fal mu jël way ne ndee la kumba mu far ko mbir waar saagu joxu jot ndoom njaay mu fal ko saas ci laa jàmbor la diggante am mu fal ko bangaaj ci ngóori mu fal ko xàndak mbirum ko nuy mu fal ko tëng calo mu fal ko ngay bar su ko mu fal ko bar jàll jaar kees rey jabar ja jànqeer dàq doom ji kaañ ba mu dugg ci àll boobu mu jaar puut ne ko fi bëgg a dëkk ñu dëkkal fa maali kumba jaariñ borom fitu réew yi mu jaar jobaas ne ko fi bëgg a dëkk ñu fal fa mboy siis mu ñëw rey Dakar rey jémbul mbóoj dëpp nag dellu dem kàddu bàlloo ji tëgg fukki fan ak juróom ni fii la Kajoor yam bi mu del see nag di séddale Kajoor ak Bawol séddul Demba War Joor Sangone Joor Ibra Fatim Sarr ak Teñ Tanoor loolu mooy indi seen problème bis bu ñu amee émission plateau spécial xawaare dañ ci waxtaan te Demba War Joor a waral coow li yëpp nag Demba War Joor a waral coow li moo waral deewug Lat Joor waaye bu desoon ci nit ku weex ki kese du ko rey Lat Joor bal bi ñu ko rey bal wa ñu xaalis la bu ñu tippee gémmiñu mbaam sul ko ci jigéen bi Yuusuf jullukaay dafa rek kàddu palukaay njàngum laay tob bi jóg cëwri dara maan déggéen ñu ni kàngarloo loolu lañu defaree Lat Joor loolu la ñu ko reyee macha allah dama bëggoon rek entre parenthèse la woon boo xamante nii parenthèse la woon boo xamante nii da nga mën a tooñ quoi dama bëggoon maanaam galas génnee ko wax ndax Sénégal kat dafa am yoo xamante nii daf fi am ci réew mi moo waral son Saara Bara Mbaye boobu nag moo waral lépp gis nga waxtaan nañ ci mbootu jóge ci mbootu waxtaan ci gan ko ganale ñu ñëw nag ci li nga xamante ne moom mooy baatu mbëggeel bi nii la rek à chaque fois nit ki suy woy rek war naa jàngale ndax tey suñ taxawee ci école yi gis ne ñu ne tubaab bi ne Lat Joor ni nangam ci koo xam ne xare na fanweeri xare yi manqué ñaar ak gouverneur Malaprate ba waral tey ak demam Pinet-Laprade ba pare ñu taxaw ne lii la ko def non xeeb suñu bopp la wàccee suñu bopp la te dañoo war a yëkkati suñu bopp xam ñun ñu doon ndax kat xeet bi ñu bokk rek moo tax xeetu Seydina Mohamed te moom mooy xeet bi gën ci xeet leneen lu waay bokk te bokkoo la mën a wax daal te foofu bokkoo fa Seex waaw li la mën a wax daal mooy bañkat la woon héros la woon ku bëggoon réewam la def na lu nekk pour Sénégal jeex na moo ko yeneen buur yi fi jaar yëpp donc li ñu war a wax daal mooy sénégalais yi nañ jël seen valeurs yi ñu am ñu utiliser ko ñu téye ko te xam ne réew mu ne am na ay aadaam ak ay cosaanam te foo bàyyee sa aada dem jéggaani aada boo demee fekk ñoo yor seen aada bopp waaw ñun mënuñoo wax ba doon ay tubaab maa la wax lii de tubaab mënuñu wax ba doon ay africain yàlla loolu la ñu jagleel lu ñu am muy ressources yu am doole nag bagage bu am doole Afrique dafa bëri bagage lépp loo gis gars yi yor ko fële fii lañ ko jëlee ñoom fulla fayda téye suñu bopp ñu tëjee son Saara Bara Mbaye bi balaa ñoo dem ci carrière bi ak woy wu rëy wi nga woy Wally Seck ci fukki pinc ak ñaar yi Wally ndeysaan sa frère mu kontaan son bi yaa ngi ko tëjee ci mbëggeel lan moo tax nga jógee ci maanaam da nga démarré ci sa introduction éducation nga ñëw ci digg bi lu baax bi nga xam ne yàgg na am Sénégal muy teraanga ak nganale ci fin bi nga tëjee ko mbëggeel pour la première fois ñu dégg son bu mel noonu ci réew mi wala bu fi amee bu dee benn tamit ñaar ñett lay doon loolu la mbëggeel xam nga mbëggeel moo ëmb lépp si àdduna waaye parce que nit ki mënoo liggéey ak moom sax te bëggoo ko maa la wax lii nit ki mënoo dund ak moom sax te bëggoo ko vraiment xam nga way moom way li ñuy wax waxtaan la te wax bu muy génn rek bal la bu génnee rek jeex na te waykat dafa war a nekk ku ñu yónni te ku ñu yónni nag waroo cee yokk waroo cee wàññi mais message nga war a doon te li nga wax da nga ko war a xam kañ ngay wax fan nga war a waxe ak nan ngay waxe wax dafa jooy ñu ne ko looy jooy mun dañ maa wax te wax jotul mu jooyaat ñu ne ko looy jooy mun dañ ma wax te wax passé
mu jooy ñu ne ko looy jooy mun dañ ma wax fuñ ma warul waxee ñetti façon wax yi moo xam waykat bu ci nekk war nga ràññee ne li ngay wax da nga ko war a xam fan nga koy waxe xam nan nga koy waxe ak boo ko waxee ba pare lan moo la ciy fekk waaw dégg ngeen li nga xam ne moom la Galas wax defe naa lu am importance la donc tey yow soo doon joxe benn message ci sa rakk yi nekk ci ginnaaw tey bëgg way ci yow ci sa xeetu way historiquement nga mën a way ci démb mën a way ci tey jàng découvrir ba xam boo doon jox xale yi tey conseil ban conseil nga leen jox pour ñu am carrière ndax léegi buzz lañ fi gën a gis que carrière bu ñu nax suñu bopp daal ñoom ñun sax doyuñu carrément pour jox leen ay leçons parce que suñu génération yi magantewuñu dara bariwul mais nañu xool ci ñi ñu fi jiitu d'abord ci ñoom Papa Thione ñoom Youssou Ndour ñoom Baaba Maal ñoom Omar Pène ñoom Ismaël Lo ay Nder Alioune Mbaye Nder nañu xool si façon woy yi ñu doon woy ak ni ñu doon woyee te boobu dafa amoon tendance bu saf-saf te terewul ni ku nekk yaa ngi doon doxal sa boor nit lépp looy def fexeel ba na nga ko teg ci yoon surtout te bañ a dugg ci détail ku ci nekk am nga droit woy lu la neex loo sentir mais bul tooñ kenn bul wax kenn loo ko warul wax bul dugg si ay détail parce que musique munoo mer di ko def munoo xeex di ko def mbir la moo xam ne bëgg rek ngay def di ko def boo meree munoo way sooy jooy munoo way soo amee loolu naqari sa doo way kon way lépp mbégte la te ku koy def da nga ko war a bëgg waaw soo bëggee way kuy def way rek da nga ko war a bëgg waaw dégg nga li Galas wax sooy def way rek képp ku koy def da nga ko war a bëgg métier bi doy waar da nga war a am xol bu jaar bu la affaire xol la waaw ndax lépp ci xol lay jóge ndax way wi sax taw faaw mu daaneel la ba pare nga mën a nekkee ne waykat nga pare di bañ waykat mënta nekk du dee da nga bëgg way kay kuy way da nga ko war a bëgg jeex na damay ñëw nag ci Galas fan la nekk jamono ji dégg nañ ne mu ngi tëju nekk studio di def ay répétition yu doy waar dégg nañ ne Galas mu ngi waajal album ñii ne mu ngi waajal single man nag balaa ma ci doon wax dama bëggoon a jàkkaarloog moom ba pare moom mu wax sénégalais yi li muy waajal ndax kat baaru Galas bu ñu sotti suukar de koo ko ñamal du ko yàbbi daa saf waaye li Galas di préparé mburaake la de kum ci seexal di nga mëq de ndeysaan maa la wax li seex liggéey rek moom solo gars yi moom il faut ñuy commentaire ci artiste bi ndax artiste bi loolu lay soxla te bu ñu la bàyyiwul xel du ñu wax ci yow te ku ñuy wax ci yow ñu ngi lay bàyyi xel kon ñu ngi koy sant yàlla génn nañ fi sax ay morceaux yu xaw depuis bi confinement bi amee ak léegi def nañ fi morceau noonu bu génn miin nga ma miin naa la génn na fi Baye Abdou Karim génn na fi ak Ndeye Sali Diop Dieng way nañ ko fi ak morceau boo xam ne way nañ ko Wally Seck donc ñu ngi ci kawam di liggéey am nañ album 8 titres boo xam ne ñu ngi koy def pare na fële ci studio Bleu ak Papis Ndiaye le messie de la musique sénégalaise ñu ngi koy waxee ndaanaan bu mag boobu studio Bleu moom dam def nañu moom liggéey bu am solo muy nit bu baax nit bu humble di liggéey ak Wally di liggéey ak Papa Thione moom tamit Papis Ndiaye nekk nit ku mën lu muy def ku nangu liggéey ñuy nekk ci studio di job ak moom dem nañ ba sax léegi nekkatul kuy ñëw di enregistré ak moom ak keneen dafay nekk famille ak moom ñu ngi liggéey ensemble di waxtaan di déggoo si lu bare bari mu nekk suma xarit Papis waaye ma koy nuyu de passage di wax gars yi rek nañ xaar album bi album nag dafay ànd ak projet te comme projet amul jamono ji amul dara loo mën a projeté naan nii lay def damay tëgg su lii bu album bi génnee wala dara loolu amul moo tax album bi mënuñu ko génne léegi il faut ñu bàyyi ko ba affaire yi jeex ci àdduna bi mbas mi nga xam ne moo lëjal nit ñi witt tar ñu surtout ñun artistes yi sonn nañu lool ndax ku ne xam na ne ay milliards sax bu ko nit yoroon denc ko toog liggéeyoo jeex na day jeex mbas mi moom ñu ngi ñaan yàlla mu jële ko ci àdduna bi yëpp ba ñu mën a delluwaat ci suñu activité ku daan tëgg 3 fois dans la semaine mariage bu am ci réew mi ñu woo la soirée bu neex yaa koy tëgg tey mënoo bouger mënoo def dara xam nga ne loolu bu ñu sañoon yàlla jële ko fi mu jeex te ñu ngi ñaan tamit yàlla mu jële ko fi waaye ba pare nga yor charge ay musiciens des fois dina nit gars yi topp sa ginnaaw yow leader nga leader toujours dafay sonn leader day sonn da nga yor say musiciens yor say ay nit yoo xam ne dañuy ànd ak yow
ñoo xam ne du ñu ay musiciens mais ñooy nekk si yow di liggéey ak yow ngeen di ànd parce que musique ku ne xam na ne mbooloo koy def tey boo départ bu jóg am na bagages am na koo xamante accompagnant lay doon am moom nga manager am nga sa xarit yoo xam ne da ngay ànd ak ñoom foo nekk di def te ñoo ñëpp seen lépp dañ koy wekk ginnaaw yàlla ci yow kon bu doxul rek problème bu mag lay indi problème bu mag lay indi boo toogee benn weer boo xam ne liggéeyoo ko rek day feeñ ci yéen ñëpp parce que musicien bi lay joué boo jouéwul du joué te bu jouéwul du am lu mu lekk gis nañu sax génne nañ fi ay musiciens ñi am problème am na ci ñoo xam ne dañu am problème location ñu génn leen waaw c'est vrai état bi mënoon na ci jàpp donte état bi subventionné na sax artistes yi d'après li ma dégg man jotaguma sax sama xaalis d'après li ma dégg 122 000 francs la artiste buy xëy di am 300 000 par jour wala muy am 100 000 par jour nga toog 3 mois nga jox ko 122 000 xam 100 000 boo xam ne daf koy bokk ak nit ñi ci ginnaaw pas moom kese sax mënu ko lekk des fois mu joxe ko toog 100 000 par force la da nga koy joxe artiste su mu am da koy joxe parce que nit ñi ñoo ñëw si yow yàlla moo la booleeg ñoom seen wërsëg yi ñu boole ko jox la ko dañ ko boole jox la wërsëg yi ça ne veut pas dire que yaa ko moom dañu jël wërsëgu seex wërsëgu keneen boole ko jox la ko parce que yaay njiit mais nag moom moo ko dañ koy joxe waaw jeex na ba tey sànq dégg naa nga wax benn kàddu bu am solo sa diggante ak Papis Ndiaye studio Bleu lan moo la poussé ci liggéey ak moom choix bu mu def la wala yow boo def la pour gën a améliorer sa carrière musicale gën ko doxal jëm ci kanam ndax liggéey bu rafet lan la Papis Ndiaye am na benn boy buy tëgg tama bu tudd Papa Ndiaye moo ma njëkk a woo ne ma grand mais est-ce que doo dem nga seeti Papis Ndiaye surtout waaw yàlla rek moo tax may wax nag parce que damay bëgg chaque jour boo seetaanee émission bi mu ne waa grand bi moom pourtant maa ko mu njëkk a wax ne ko mu am dem kii te waxuma loolu day nekk lu ñaaw loo xam ne waaye moom tam di ko jaale yaayam quoi raata mu nekkoon femme bi doon awu Fatou Gueye mooy yaay Papa Ndiaye bi joué tama dafa gaañu moom tamit maa ngi ko koy jaale bu baax a baax Papa Ndiaye moom a njëkk a proposé Papis Ndiaye boobu xam naa Papis Ndiaye à travers Papa Thione à travers Wally di ko gis muy joué affaire bi mais xam miinante wuñu woon après ci laa ñëw seeti ko mu nekk nit ku baax Papis yi ñëw sama kër damay dem këram dem nañ ba man ak moom sax léegi comme si que ni ay frère ñu bokk ndey ak baay lañ ndax nit ku baax la daal macha allah waaw ba tax na ci cadre te man dama baax da nga baax waaw loolu moom xam naa ci dara seet naa la ñëw naa sa kër si man dama baax sa xarit Pape Torino waaw Pape Torino waaw borom Torino Portanova nii ndey nit ku baax la moom tamit macha allah mu tëggoon benn soirée boobu temps maa ngi dëkk sori daa wax nga dëgg maa ngi lojoon si ginnaaw rajo Dunia bi léegi maa ngi fii bopp ñëw ngeen fa wax nga dëgg ñu yóbbu la Saraba yow tam nga nit ku baax ngeen ànd ak ñun ñu dem Saraba tëgg soirée bu amul fenn def ko guichet fermé man Saraba mosuma fa tëgg te nekkul guichet fermé waa ñi ko moom ñu ngi may seetal lii des ci ginnaaw souvent sa soirée duñu dugg lii nekk ci biti mooy ëpp su day am problème di moom a jaay ticket dañuy jàpp ne dañu falsifié billet alors que déggoo damay wax ma ni Famara mooy piloté Saraba Ibou Ndour moo koy gérer musuma tëgg Saraba te nekkul guichet fermé loolu xam na loolu nag du jàmbaar du dara lu dul ndimbalu suñu borom ak ay fans yu baax yu la bëgg parce que jàmbaar amul ku yàlla dimbali rek moo fi ne tëgg mu fees ak tëgg mu bañ a fees lépp benn la ci artiste sénégalais yi nag dañu tàmm mbaa fees na soirée bi mbaa fees na soirée du fees kese moo tax mu jóg soirée ki ko war a tëgg daf koy tëgg mu fees mu bañ a fees moom loolu mooy liggéeyam nañuy bàyyi baa diw soirée am fees na ñu gis ni Galas ginnaaw bi ñu waxtaanee ci lépp loo xamante nii rek yemb na ci son bi nga xamante ne moom moo di Saraba Mbaye plan de carrière am gan nga mu demoon woy ci mbëggeel wax ci tout son boobu la jël ko wit damay ñëw rek ci li nga xamante ne moom moo di choix bi nga def wuy Wally Seck Wally Ballago Seck mu nekk sa frère yéen ñaar ngeen séq ay relation yoo xam ne macha allah lu rafet la ba waral nga am yéene génne son woy ko ci boo xam ne wuy wu neex wu rafet boo xam ne moom nangu na ko bëgg na ko papaam bëgg ko nangu ko loolu lan moo tax choix Wally Seck. waaw Cheikh Wally dama ko woy benn morceau. parce que man lu ma sentirul ci àdduna du ma ko def
ndax Wally maa xam ak foofu mais jikkoom ak geste yu noble yi muy def moo tax ma rendre ko hommage te nit boo koy rendre hommage da ngay bàyyi ci bi muy dund nga rendre ko hommage bi muy def lu baax bi muy def lu baax bi mu nekkee en activité nga topp ko ci nga rendre ko hommage vraiment loolu laay noonu laay joobe façon boobu laay liggéey man damay xool li nga xam ne nii moom la doomu aadama bi di def ci loolu laay sukkandiku pour kii la parce que ni ma woyee Youssou Ndour noonu laa ko woy rendre ko hommage jël morceau Thiapathioly way ko ba mu jeex way ko ci way ci ay lu mu def ci lu baax noonu laa def Wally Seck geste yu noble li ñuy def man loolu moo may marqué ci nit parce que dama jàpp ne artiste boo nekkee artiste yàlla am lu mu wërsëgale beneen artiste bi te mu am lu mu la wërsëgale loo xam ne ni tolloowu leen wërsëg yàllaay wërsëgale nit mu am loo xam ne moom mu ngi koy defu ko moom en personne yow la ko defal surtout yow artiste bi mënul def tam lay defal voilà man foofu laay xoolee quoi damay jàpp ne moom geste bu noble bu mu def yow bañ ne Wally def na ko artistes yi yuuxu ñu naan waaye artistes yi waaye kërëb Wally man loolu sama sag la man pour man en tant qu'artiste man noonu laa ko jàppee en tant que artiste bu Wally defee dara rek tey bu ko kenn saaga woon ndey rek damay jàpp ne man la saaga ku saaga Pape Diouf damay jàpp ne man la saaga ku saaga Youssou Ndour damay jàpp ne artiste warul am dara lu ñaaw lu ñu teg si daram moom it warul def dara lu ñaaw kon bu defee geste bu noble rek man ci loolu laay basé wu mu woo ñu tamit tabaski bi passé ñu ñëpp mu may ñu xar vraiment te yàgg nañu tabaski macha allah yàgg nañu def ay tabaski génn naa si ay sorties yu bëri wax loolu Wally geste noble bi mu def rek moom laa ko jàppee waaw bi may def morceau bi sax yëgu ko bi mu ñëwee itam déglu ko studio dafa daanu di jooy xool ko seetaan mu kontaan ne grand bi vraiment lii moom kañ la mu ne ko lii de ñun ñoo toog rek xalaat ko def ko dañ ko war a def ko loolu rek la macha allah waaw man noonu lay jàppee nit waaw nit bu dëggu nit bu dal nit buy dund ak doomu aadama yi dëgg loo am bokk ak nit ñi loolu yombul dama dégg barki démb ci benn interview muy wax mu ne sama yaay depuis mu nekk jeune da doon dem hôpital Fann di xëy fajar di dem di sang néew yi fa nekk yi fa tëdd macha leen sangee pare yóbbu leen jëndal leen bàmmeel waaw xoolal loolu te ba tey jógu ci te bi mu koy def boobu Wally tàmbaleegul def social kon moom li muy def si ndeyam la ko doon te lu waay doon mu dëgër te loolu doon mu dëgër maa la wax lii am na loo xam ne lu naturel la rek parce que Wally moom xaalis sama di ko jël di ko def ci ay nit bu ko neexoon du ko def kon man dama jàpp li muy def lu dëggu la man noonu laay jàppee surtout vraiment dégg nga li nga xamante ne moom la Galas wax mu nekk ay actes yoo xamante ne actes yu noble la en tant que tel en tant que mag ci Wally Seck en tant que conseiller en tant que musicien bi nga xamante ne moom doon na ko su gisee nit di def loo xamante ni lu rafet la rek ci nit ñi ci jaamu yàlla yi ci ñi la yaakaar moom en tant que artiste da ciy fier ba tax na rek dama koy bàyyi mu tàggatoo li ñu mayoon ci waxtu jeex na mu tàggatoo ñu jox leen rendez-vous nag nga wax sénégalais album bi dans combien de mois wala dans combien de jours. bi jeexee rek bu am mais mbas mi 2022 sax mën na ko fekk. mais mënoo ko génne nii moom parce que am na 5 titres yu ñu génne nii. ba nit ñi commencé di ko dund ñu ngi koy consommer nice. mais album moom. nga war ko jaay war ko promouvoir war a génn def ay CD def conférence de presse. def ay soirée mënul génn nañ ñaan mbas bi kay du fi nekk. non dafa war a jeex moom. non moom day jeex 2021 bi moom amuñu moom benn kii na dem ñu dem. lëjël lañu de. waaw non na dem ñu dem. fatt nañu. dañuy wax Macky Sall naan l'heure est grave. l'heure est grave. non l'heure est grave le terrain est trop glissant et recommande la mesure. on est dans le besoin. maa ngi nuyu àdduna bi yëpp. di sant bépp soppe Galas ak foo nekk. bi ñu tàmbalee ba léegi ñu ngi wax rek. te wax nekk loo xam ne lu jafe la. bu ñu fi waxee loo xamante ni jaarul yoon. ñu ngi jéggalu te xam ne nit moo matul. bu dee am na lu ñu fi wax loo xam ne tegu na ci yoon. ñu sante ko yàlla mi nga xam ne mooy matal lépp ndax doomu aadama matul. kon maa ngi nuyu sama soppe yépp di leen bégee di leen wax ne leen ñun mënuñu leen fay parce que artiste bi ki koy déglu di ko bégee
di ko woo ci ay programme di yëkkati xaalisam di ko fay boo génnee kaset ñu jënd ko booy tëgg soirée ñu ñëw ñi mënul ñëw toog seen kër di la ñaanal ñooñu mënoo leen fay te defaloo yàlla lu toll noonu waaw ñi nga xam ne nag ñëpp jiitu gi nañ ci mbas bi suñu borom dogal ñu gaañu ci yàlla na leen suñu borom yërëm ñi nga xam ne ñoo tëdd ci lalu hôpital yi tamit feebar yàlla na yàlla fëgg seen bopp ñu ne ci kaso yi tamit yàlla génne leen fi ñu nekk ñu rëccu tam li ñu fa doon demee maa ngi wax daal di nuyu Sénégal di wax Sénégal yàlla def jàmm ak jàmm rek ci lépp xaj tax jàmm moo gën jamaa macha allah waaw li ñuy wax jàmm moo gën jamaa juróomi turu dëkk ngi ci réew mi yoo xam ne boo ko defee rek noppalu mu ngor gore jàmm gën xar yàlla mer muus boo meree muus doo def deli mu ko waaye maa la wax dégg nga li nga xam ne moom la Garas wax kon defe naa ni képp kuy waykat rek war ngaa bàyyi ci juróomi tur yooyu noonu ndax nga mën a bokk ci fukki penc ak ñaar yi ndax réew mi jàmm rek a fi xaj te nee na ko fukki penc ak ñaar ngor ba tubaab jalaat maa la wax loolu waaw di nuyu lébu yëpp nag maa la wax lii sa gan ñëw nga teeru ko teral ko dajal ko kër may ko soxna wutal ko liggéey ñoom ñooy borom Dakar di ko nappal jën yu bees yàq di ko jox waaw gis nga maa la wax ñoom kenn du ñoom noonu laay def rek jox leen rendez-vous incha allahu rabbi ci beneen numéro sama artiste seen artiste suñu artiste defe naa ne tey seen artiste yi yéen gis ngeen ko wax na ak yéen mu ngi leen di jox rendez-vous nag fileeg mbas mi di jeex ndax mu ngi liggéey lu doy waar incha allahu rabbi tab saa bu paree ci liggéey bi dina ñëwaat fii ci Balago TV ñu waxtaanee ko ndax fii la lépp di xewee nee naa ko télé bi nga xam ne moom moo lëmbee boolem télé bu nekk ci fukki penc ak ñaari ci à travers le monde entier du ma ne benn télé mbaa benn rajo mbaa benn site internet bu ma topp mais ku jooy da ngay dëpp